maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen bégee maximum de partage ñu ñëw waxtaan ak yéen tuuti rek. ñu ngi leen di ziyaar bu wér Adja Aminata Tall ak Diop Mamadou Adama Sène Khady Thiam Tara Ansoumane Lébu Ndoy Mali Maram Ndoy suma doomi baay maa ngi lay ziyaar bu wér a wér Ndoy Lébu waaw ñu ngi lay bégee bu baax a baax a baax Sala Yaram ak Assane Diop. Voilà, maximum de partage gars yi s'il vous plaît ñu def benn live bu gàtt rek waxtaan ci actualité bi mais actualité bi man du ma ko concentrer ci les allégations de Adji Sarr. Voilà, parce que Adji Sarr marionnette la dañ koy manipuler di ko waxloo te ki koy defloo loolu donc dafa am règlement de compte moo Ousmane Sonko mu am une haine viscérale envers Ousmane Sonko léegi nag moom dafa bëgg a def le tout pour yàq Ousmane Sonko te Ousmane Sonko lu koy yàq du yomb demeewul noonu quoi chaque jour ma wax leen na leen yàlla ku mu yëkkati kenn mënu kaa wàccee yàlla dafay xool nit ki mu def ci nit kooku lu ko neex te loolu mbindeef dafa tuuti ci yàq ko kon ki nga xamante ni moom moo nekk ci gannaaw Adji Sarr parce que dafa am règlement de compte ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko parce que dafay wax à chaque fois di saaga Ousmane Sonko di ko attaquer Ousmane Sonko ignoré ko parce que Ousmane Sonko dafa jàpp ne moom kenn rek lay waxal mooy interlocuteur am muy Macky Sall même ñi ànd ak Macky Sall sax te bokk ci parti bi bu ñu waxee du leen tontu parce que dafa jàpp ne du moog ñoom moog Macky Sall la parce que dafa bokkoon ci élection présidentielle yi génn jël 3e ci li ñu wax ñoom gëm naa ne élection yi sax bu jaaroon yoon xëy na Ousmane Sonko mën na dem 2e tour moog Macky Sall mais élection yi jaarul yoon parce que les résultats dañ ko préfabriqué mooy seen 58% yooyu noonu te ñëpp xam nañ nu mu demee ak fi ñu jaar ak ñun ci carte d'identité yeeg yëpp am ñoo xam ne dañoo war a jot seen carte d'identité joxuñ leen seen carte d'identité ak xale yu ñu doon voté loo fichier électoral bi daal def nañ ci lu leen neex ba ne ñoom ñoo gagné élection yi gars yi nag bàyyee leen ak seen ay résultats ba pare dem ci leneen waaye Adji Sarr daal xale la boo xam ne man dama ko yërëm te man damay laajte où sont ses parents yaayam gaañu na mais papaam anamu ak yeneen mbokkam yi nijaayam yeeg maamam mu ngi dund interviewé woon nañ ko TFM ba muy wax ñoom daal war nañoo def réunion familiale ñu fexe ni ñuy récupérer seen doom ji parce que lii dafa ñaaw waruñoo nangu ñu jël seen doom def ko marionnette di ko defloo sale boulot te lii dafa ñaaw xale bi boo ko gisee démb kanam gi dafa jeex tàkk par rapport xale bi ngeen doon gis muy sinap di happy parce que dañ ko jël séquestré ko mel ni ku nekk prison loolu uniquement pour yàq Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko kenn du ko yàqee noonu Ousmane Sonko du ay wax nii mooy tax nit ñi génne ko ci seen xol yi loolu dafa yomb am na nag ay sénégalais yoo xamante ni matuñu sax 1% mooy ñi nga xam ne wéruñ nga xam ne influencé leen dafa yomb ñooñu moom xëy na di ngeen mën a yàq seen xel semer ay doute ci seen xel yeeg yooyu noonu mais ñooñu dañoo bëriwul ñooñu minorité lañ ñu tuuti lañ matuñu sax 1% de la population Sénégal xale yi ñoo fa ëpp 70% ay xale lañ ay ndaw lañ te ñooñu Ousmane Sonko lañ choisir moom lañ àndal da ngeen di nangu lu yàlla dogal ku nangu lu yàlla dogal doo sonn sa xol du jeex waaye ku bañ lu yàlla dogal di nga sonn di nga jaaxle man waxtaan bi foofu laa koy teg du ma ko teg ci ay Adji Sarr wax nañ lii rek Adji Sarr li mu wax nii ay takkal nañ ko ay écouteur rek ay nangam waa jooju nekk Xalaat TV waxoon na leen ko fi ci ay analyses yu mu doon def il fait de très belles analyses ne woon na Adji Sarr fi ñu ko denc dañ koy préparer pour waxloo ko ñëpp xam nañ ne loolu yëpp dañ ko préméditer quoi lépp planification la ay lii ngay wax laa ngay wax def nañ ko fi ibaadu te Adji Sarr kenn xamee wu ko woon ibaadu kenn xamee wu ko woon muuru li ñu ko xamee woon sol ay yére yu bon taxaw di sinap di fecci xeesal ba weex léegi nag génn na voilé nañ ko gars yi décortiqué nañ lépp parce que internet bi tamit ñi fa nekk ay xale yu féroce lañ te ñooñu ils sont avec Ousmane Sonko Sonko dafa xew ci jamono ku yàlla tànn la nangu leen loolu xale yi décortiqué nañ lépp écouteurs yeeg
ak feuille bi mu tegoon ci suuf di lire direct bi gars yi xam nañ ne du direct replay la dañ ko enregistré def seen ay montage ba pare diffuser ko direct loolu xale yi xam nañ ko xale yi dañuy def ay diffusion première ci YouTube bi di ko def ci Facebook bi ñun xam nañ ñu demee gis nga yàlla dafa wax benn wax mu ne tilka hududullahi fala taqrabuha fii frontière yàlla la bu leen fi jege waaye réseaux sociaux yi Ousmane Sonko mooy kii que moom xale yi xew ci jamono dëppook jamono xam nouvelle technologie bi ñoom ñëpp ils sont avec Ousmane Sonko booy yi def comédie sax ñoom Zalak ñoom Magdi ñoom Xëri ñeneen ak ñeneen ñoom bu ñuy wax ci sent nettement que ne ñoom dañoo bokk sax ñoom ci révolution bi ñoom dañoo bokk ci révolution bi kon ñun ci révolution lañ nekk pour defar Sénégal mu baax te Sénégal pour mu baax dañoo am yaakaar ñun ci Ousmane Sonko ci projet bi mu am pour Sénégal ku nekk gis sa bopp ci réew ma lu ñëpp bokk ku nekk jot ci tam bañ a féetee benn boor ñun loolu mooy suñu priorité fu nekk nii waxu viol bi nañ ko jël ñu sànni fële parce que ñoom daan nañ mais xam nga su fekkee da ngaa daanu ba pare te nanguwoo jël bi da ngay gën a guddal jël bi gars yi dañ leen a jàpp dëbbu leen sol ba pare dóor leen mboot ba seen kanam gi takk suuf ñoom ñëpp da ko dalee ci président ba ak ñoom àndal ñëpp président ba Macky Sall ba ci suuf ñoom ñëpp dañ leen na roof sol dëbbu sol ba pare dóor leen mboot sëlëm leen seen kanam gi takk suuf léegi nag yow su fekkee dañ laa def loolu nga jóg ne daanuñ ma mais loolu nag dafay doy waar trop yéen a ngi fàttaliku combat Balla Gaye ak Tyson gis ngeen Balla Gaye nu mu defoon Tyson Balla Gaye dafa jël Tyson sànni Tyson samp bopp bi julli te waxtu julli jotagul léegi ngeen gis ka Tyson kanam gi yëpp takk suuf mais Macky Sall ñun noonu lañ ko def moom ñi mu àndal léegi nag seen défaite boobu lañ mënta concevoir maanaam défaite bi dafa métti waaye nag bu ñu la daanee nag nga jóg ne yow daanuñ ma da ngay gën a guddal jël bi rek day gën a ñaaw te ñoom heure bu ñu ñëwee teg seen deal dafay am ay failles def nañ complot bi mu am faille lu ñuy wax ne un crime n'est jamais parfait yëfu bandi lu mat mu bandi bu ñëwoon tey dajji sa kër dina fa bàyyi empreinte am ya police scientifique bu ñëwee bu tegee dina xam ne kii la dañuy dem rek su fekkee Sénégal dañuy dem DAF mooy direction de l'automatisation du fichier ñu dem xool gis sa ay empreinte foofu xam ne yow la dem jàpp la directement bu dee Europe tamit xaw ma seen bés nu mu tudd bu dee Amérique kazalika ñoom ñëpp noonu la ñuy def léegi àdduna bi avancé na moo tax ñu ne un crime n'est jamais parfait avant loolu di am tamit daan nga ñëw sàcc dara fàtte fa dara loo xam ne ay trace la mën nañ la see topp ba jàpp la ñoom nag instant bi fu ñu jaar rek ak lépp lu ñu lal gars yi dañ koy lalli mais ñoom duñ noppalu ngir yàlla mais ñii sonn nañ yéen complot bi ñëpp xam nañ ne complot la ngeen boolekaat juge Mamadou Seck mu koy convoqué muy dem ngeen koj ko ci yoon bi créé fa ay problème bëgg ko jàpp par force sénégalais yi génn ne loolu du fi amee xeex ak yéen affaire bi tàng jër ñuy regretté nag li nga xamante ni jot na ci am mooy perte humaine yi ak ñi nga xam ne seen ay magasin taal nañ ko comme Auchan gënalul kenn ay station yuñ taal ay sénégalais ñoo ko moom Total mooy marque bi mais dañuy dem joxe caution ñu ubbil leen station xam nga mais lu ñuy wax ne ay du yem ci bopp borom te fitna tamit baaxul moo tax yàlla ne wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum xaasa bàyyi leen di yee fitna di tooñ di yee fitna boo xam ne kii tooñ moom day tooñ ba pare fitna bi yeewu waaye day dem laal keneen koo xam ne yoonam nekku ci te fitna boobu tey laal na ñu bëri tey ci Sénégal ñii taal nañ ci seen ay kër ñii taal seen ay oto te pourtant bu ñu bàyyi woon Ousmane Sonko bàyyi ko ci jàmmam Macky Sall def ci boppam bi ne Ousmane Sonko mii sama adversaire politique la il ne fait que son rôle mooy opposant la dafay opposé wu mais nekkul ne daf maa contre man en personne mais sama opposant la te ci démocratie lañ nekk ku nekk da ngaa am droit pour opposer wu est-ce que Macky bu fekkoon ne def na loolu ci boppam bi ku noonu est-ce que yii ñi dund yëpp dinañ ko dund ku noonu duñ ko dund bu defoon ci boppam bi ne tamit moom dañ ko fal démocratiquement may ko jàmm parce que bu neexoon Ablaye Wade Macky du falu da koy jàpp tëj ko ci kaso bi jaay ko doole comme moom nu mu def Khalifa Sall ak Karim Wade
mais Wade il est dafa am élégance politique. Il est élégant Abdoulaye Wade politiquement moo yar Macky Sall mais Macky donn ko ci élégance donn ko ci dara amul ci dara lu mu ko donnee léegi ñu bàyyi ko mu dem falu naïsement démocratiquement Abdoulaye Wade accepté ko félicité ko coow jubul bal tàkkut léegi nag am na ay événements yu ñu dundoon ay 2011 ak yeneen yi nga xam ne ñoo précédé woon événements yi ay 88 ak 68 ba 62 événement Mamadou Dia ak Senghor ak yooyu yëpp amoon na fi 63 élection législative yi rayoon nañ ay plus de 100 personnes armée bi ñoo ouvrir le feu ci ñoom donc yooyu yëpp dañoo jàppoon na ñun bu Macky Sall ñëwee ay affaire crise électorale ak ay affaire ay jàpp ay adversaire politique di tëj yooyu day jeex affaire impunité ay népotisme impunité mooy dóor doom làq doom népotisme mooy nga falu jël sa ay famille dugal ci biir luñ def neex na la du dara du leen ci fekk xam nga yooyu yëpp ñun foogoon nañ ne suñ gannaaw la nekk mais Macky Sall daf ñoo delloowaat ginnaaw daf ñu rétrogradé maanaam fi mu ñu indi nii ñun dépassé woon nañ ko moom li koy noppal lenn rek la te ku koy jox ay conseils yu baax na nga ko jox conseils yi mooy na nangu li yàlla may Ousmane Sonko na def ci boppam bi ne ñaari mandat la war a am ñaari mandat yooyu bii mooy deuxième bi et dernier su jeexee na organiser des élections libres et transparentes dem uti candidat yam ca Benno Bokk Yaakaar xaw ma nag Idrissa Seck lay doon parce que Idi su ngeen gisee mu soppeeku bi mooy ne Macky dafa am lu mu ko dig xam naa def na ko bu ñu demee ba 2024 yow laay jël def la candidat wu Benno Bokk Yaakaar su ko defee ñu fexe lëbëje élection yi gagné ko nga nekk président loolu moo waral Idrissa Seck lu mu wëcci woon yëpp mu lekkat ko taxaw na fi yàq na fi Macky lu mel ni xeme traité na ko de tous les noms d'oiseaux mu ëlbatikuwaat nag ñëwaat di xalamal Macky Sall ñi mu àndal sax dañuy saaga Ousmane Sonko léegi te Ousmane Sonko defu leen dara comme ñoom dem nañ ci Macky Sall léegi ñoom nee nañ comme Macky lañu àndal au lieu que ñu dem toog noppi de nit ñi respecté nañ seen choix de mais ñoom dañuy nekk sax di tirer sur Ousmane Sonko te Sonko defu leen dara même affaire viol bi da ngay gis ay gaayam yoo xam dañuy dem di enfoncer Ousmane Sonko di ko jéem a dugal quoi comme léegi ñoom def nañ fi lu ne weng seen waa ji moo fi taxawoon naan yaa ayyuhal lazina amanu li ma taquluuna ma la taf'aluun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'aluun yàlla dafa wax ne lu tax ngeen di wax loo xamante ni du ngeen ko def yàlla rëbb na koo xam ne dafay wax dara te du ko respecté te Idi moo daan wax loolu Macky Sall ba pare ëlbatikuwaat war sénégalais yi ne moom dem na di négocier ak Macky Sall pendant 15 mois juste après les élections parce que dafa gardé woon benn mutisme ñëpp naan Idrissa Seck dafa noppi temps yi Sonko rek lañ doon gis muy génn di wax ak ñoom Barthélémy Diaz ak yooyu ndeke moom noppeem boobu yëpp mu ngi doon négocier ak waa ji ci suuf léegi nag yéen war ngeen dem ngeen seen yoon mais bàyyi leen nit ñi ci jàmm yéen jotewu leen ak Ousmane Sonko dara gis naa gars yi ñu ngi profité ci dossier bii nii di xas Ousmane Sonko di ubbi ay compte Facebook di ko saaga naan ay violeur la mais jaru ko à un moment donné jaru ko ngeen baal ma ubbi léegi daal man affaire dossier ay Adji Sarr rek ay Ousmane Sonko loolu suñ gannaaw la nekk gis nga gars yi nuñ génnee ci affaire bi lañ bëgg gars yi dañoo bëgg rocceeku ci affaire bi ndànk tey ji Adji Sarr boo ko gisee da ngay xam ne avocat ba mu nekkal kooku rek la dese fu mu nekk nii mais ñële moom fexe nañ ba ni ñuy rocceekoo ci dossier bi lañ bëgg gis nga sous contrôle judiciaire bii nii mook kii ñoo yem nu ñu koy waxee sax liberté provisoire baleen mu ubbi sous contrôle judiciaire au Sénégal mook liberté provisoire ñoo yem bu ñu la xasee ba def sous contrôle judiciaire moom daanaka mooy ne yow libre nga te ñoom comme dañoo am défaite donc dañuy bëgg di génn ci affaire bi ndànk-ndànk naan état dafay xam nga dafay bañ a déshonorer li nga xam ne moom mooy justice bi dañuy rocceeku ndànk-ndànk ci loolu rek lañ nekk instant bii nii mais xam nañ ne dossier viol amatu fa te li ñu ko doon toppee ay trouble à l'ordre public participation à une manifestation non autorisée yooyu yëpp ay waxu caaxaan la dañoo daanu léegi nag li gën a noppale mooy seen jël bi ngeen am ngeen nangu ko une bonne fois pour toutes noppalu moo gën a yomb
mais bu ngeen nekkee fii nii di continuer di wax ci Adji Sarr génnee Adji Sarr xam nga takkal ko benn voile dugal ay écouteurs ci noppam yi tegal ko feuille jox ko ay note léeg-léeg mu juum xool avocat bi xam nga avocat bi noonu naka li nga wax du noonu ak incohérence yi am ci waxtaan bi yëpp da ngay sentir nettement que ne xale bi dafa sonn sax fu mu nekk nii parce que li ñu koy defloo dafa métti te ni mu waxee mooy ne bëgg na génn moom ci dossier parce que mu ngi wax naan na Ousmane Sonko waat su waatee moom dina retirer plainte bi quoi wax jooju Idriss Seck waxoon na ko fi te wax jooju dañuy xam ne moom dañ ko xaa wax loo lu mu doon wax yëpp luñ ko doon dicté la mais Adji Sarr buñ ko bàyyi woon ci sagoom ci début ba ku noon moom génn na ci dossier bu yàgg day génn sax wax dëgg ci mais dañ ko kidnappé di ko waxloo naan ko lii ngay wax waxal lii ngay wax te sénégalais yi dañoo am xel ay nit lañ dañuy réfléchir ñëpp xam nañ ne li mu doon wax dara amu ci léegi ñoom dañuy gën a ridiculiser seen bopp te man damaa gisul lu ko fi jaar ci àdduna parce que 2024 gi ñuy xëccoo nii pour nekk président ak avocat bi nga xamante ni mu ngi acharné wu tey ci kaw Ousmane Sonko mais est-ce que ñoom ñëpp muy Ousmane Sonko sax di Macky Sall ak di ñi ànd ak moom di xeex Ousmane Sonko ñoom ñëpp est-ce que wóor na leen ndax ñoom suba dina leen fi fekk ba 2024 di leen fi fekk moo tax man su ma gisee kuy xeex ay nit nii di def ay lu nekk pour toroxal doomi aadama wala pour xeex ko man damay jaaxle Sénégal léegi loolu moo fa am xeexante waxante lu ñaaw toroxalante soo gisee nit di dem nga ne non nit ki du dem mais loolu pour lan la amul sens àdduna du dara yii nii affaire u àdduna la rek ay affaire u ay nekk président yeeg président day dee buur day dee ministre day dee ñëppay dee nañu rafetal suñu diggante gis nga tey bi ñu nekkee si suñu ëmmat yooyu noonu di taal dëkk bi di lakk di def lu nekk mais dañ see teg ay quelques jours rek Thione Seck dem te pourtant Thione Seck mu ngi doon seetaan événement yi ku ko waxoon na ko 3 jours après yow da ngay gaañu mais da koy weddi du ko gëm te corona moo ko yóbbu benn virus bu ndaw la léegi ñoom loolu war nañ delluwaat seen xel ci yàlla xam ne àdduna kullu man alayha fanin lu dul jeex ci àdduna amul Sénégal léegi képp ku jekku sa morom rek boo ko bëggee toroxal ci affaire jigéen nga koy jaarale jéem ko filmer wala muy wax ak nit ci intimité vidéo bi fuité ñu jël ko yónnee ko ay nit wala ngay wax ak nit ci groupe mu jël vidéo bi sa audio transféré ko ay nit yàqante fu mu nekk ni Ousmane Sonko succès bi mu am ak bayre bi ko yàlla may ñu bëri dañoo mënte digérer loolu tey am na ñoo xamante ni ñu bañee Ousmane Sonko sax Macky Sall bañee woo ko Ousmane Sonko parce que ñu doon teg deal bi tey dañ doon def deal bi pour juste faire plaisir à Macky Sall wan ko ne ko Ousmane Sonko mi moo ñu nar a yàqal kon il faut que ñu éliminer ko pour lan mais nañ toog doxal seen doxal Macky Sall dañ ko dénk réew mi pour ñaari mandat mais na toog gérer ñaari mandat yam bu ñaari mandat yi jeexee mu dem tëgg ay élection ku gagné ñu xam ne noonu la mais bëgg a taxaw ne Ousmane Sonko du fi nekkee président mais pour lan Ousmane Sonko bu waree nekk président loolu Macky Sall dafa bokk ci ñu gën a tuuti pour xañ ko parce que yàlla mooy xool ki ko neex mu def la njiit te bu Ousmane Sonko waree nekk président Macky Sall mënu ci tus kenn mënu ci dara lii mooy firnde bi mooy jéem nañ ko toroxal Sénégalais yi jóg na loolu di fi amee ils ont tout fait pour éliminer Ousmane Sonko te sottiwul donc ñoom lu leen war instant bi mooy ñu noppalu nañ def comme ni Balxiis defoon buur bi nekkoon Yémen bi ko Souleymane oowee na ko ñëwal fii nga jébbalu parce que fii nii benn yàlla moo fi nekk mooy subhanahu wa taala moom la ñuy jaamu waaye kenn du fi nekk sama côté di jaamu ay jant ak ay weer mais Balxiis bi mu ñëwee lan la wax inni zalamtu nafsi wa aslamtu maa Souleymane lillahi rabbil alamin su ko jébbalu mu jeex nangul leen Ousmane Sonko li ko yàlla may Macky Sall doxal nguuram exécutif am Ousmane Sonko nekk ci opposition bi moom ñoom Khalifa Sall ak Karim Wade Ousmane Sonko sax wax na leen ko ñu delloowaat leen seen ay droits civils et civiques xam nga langue gi neex quoi bu 2024 jotee ñu tëgg combat bi ku man sa morom duma mu jeex tàkk man noonu laa koy analyser quoi waaw donc nag du ma dugg ci ay détails yu Adji Sarr wax na lii ak def na laa Ndeye Khady ak capitaine parce que li ñu ko doon conseillé mooy comme Ndeye Khady ak capitaine Touré ñoom dañoo setal Ousmane Sonko ba mu jëral capitaine Touré mu démissionné léegi yow ñëwal nga jéem a enfoncé Ndeye Khady pour proxénétisme bi ko doon procureur bi di jiiñ mu nekk dëgg ne Ndeye Khady proxénète la quoi xam nga
takkal capitaine bi tamit ne dafa faral Ousmane Sonko yooyu lañ ko doon jéem a gëmloo mais sénégalais yi dañuy xalaat quoi ay nit lañ duñ ay dof donc fii kenn dof fi voilà donc loolu daal laa amoon lu ma doon wax jarul guddal xam nga donc voilà nañ ko jeexal daal ñu jàll ci leneen wax ci luy avancer le Sénégal jël dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko classé ko xam ne loolu suñ gannaaw lañ nekk combat bi gagné nañ ko léegi nañ nag dem ci beneen combat quoi voilà asalaamaaleykum wa rahmatullah. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.